internet SN TV tey ñu ngi amaat contentement ci jàkkaarloo waat ak ci seen beneen numéro secret de la mode tey nag ñi dalal benn daanaan bi nga xamante ni kenn dootu ko présenté ci fii si ndax liggéeyam bu rafet muy Ousmane Ngom borom école de formation 18 Safar Ousmane ñu ngi lay ok soxna Ndeye Fall ñu ngi lay fay bu baax di nuyu waa SN TV ñëpp ñu ngi sant yàlla bu baax jël ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci delloo njëkk si Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul di am mbégte lool ci fekk si génn ñu fekk si suñu makkaan ngir ñuy jeexal suñu waxtaan ci secret de la mode muy waxtaan wu am solo nag ñu ne ci xaar seen ay tontu yal na fekk suñu borom namm suñu xel bañ mën leen cee tontu lu leer. waaw Ousmane Ngom tey bu ñu bëggoon a xam kan mooy Ousmane Ngom lan nga ñuy wax. waaw Ousmane Ngom moom boo ko bëggee xam dina yomb ndax Ousmane benn ndongo lu xeebu la rek juddoo Mbuur màggee Mbuur jàngee Mbuur lenn ci alxuraan génn fii dem Kër Maseyid Mbeng di nekk ci Malicounda def fa daara ñibbisiwaat door a dugg ci ñaw waaw comme daal mooy Ousmane Ngom ñu tàmbale ko 1986 dañ tàmbali jàngi métier ñaw jeexal ko 1994 ci la ñuy jox suñu diplôme ci la ñu doon nag demal suñu bopp di nëb na ba heure bii ñu toll ci gàttal daal Ousmane Ngom ci carrière am bu gàtt loolu la waaw. ñoo ko déggandoo Ousmane Ngom wax léegi Ousmane Ngom lañu xam bi nga duggee si wàllu jàng métier bi naka nga ko dundee woon ndax métti woon na wala nga doon gérer jàng métier bi. waaw loolu nag dina ma neex la question bu ma neex la ndax ñun bi ñuy jàng métier jamono yooyu jàng métier amoon na par rapport ak léegi parce que ñun bi ñuy jàng métier ku ci mel ni man jàng métier bu metti laa doon jàng parce que man sama ay parents ay silmaxa lañ dama daan xëy yóbbu sama yaay mi yelwaani su ma ko yóbboo mu yelwaani ba ma ñibbisi yenn saa yi suñu borom daf ñuy natt ba su may ñibbisi day fekk 10 heures jot mu war a door a dem jàngi métier ñaw mu métti woon lool mais nag xëy na ñu tarbiyu ko rampe ci ba suñu borom dafa ñu sutura daal noonu la ñu jàngi métier ñun bi ñuy jàngi métier boobu fanaan atelier di garde sax boobu doon na am apprenti yi ñu doon garde atelier man dama doon jàngi métier en même temps su ma liggéey ba wàcc su ma demee suñu kër su ma reeree ba pare man may dellusiwaat ci atelier bi fanaan su ma fanaanee ci atelier bi ba bët set ma yeewu fajar julli dem suñu kër sangu sama yaay moom mooy jox ndékki ma doon ñëwaat ci atelier bi te lu mu yéex 8 heures dina ma fekk ci atelier bi ñun noonu lañ jàngi métier nga xamante ne léegi fi mu nekk nii pour nga jël sa apprenti fanaan loo ko ci atelier bi mu la koy gardel parce que boobu sàcc yi dañ doon dajji atelier loolu rek mënul a am même bu doon da nga koy fay ay parents duñu nangu waxuma laa da nga boole koog doo ko jox reer ki ngay fanaan loo doo ko jox ndékki yaayam moo koy jox reer moo koy jox ndékki te ndékki loolu ko yaayam jox ak reer bi day dem yalwaani ko doon la ko jox ñun noonu la ñu jàngee métier mais nag rëccuwuñu ko parce que may nañu ñu def benn tarbiya boo xamante ne instant bi ñëw lu mu bari suñu loxo du ñu jaaxal mu dal lu mu métti du ñu jaaxal parce que ni ñu ko tarbiya moo tax suñu njàng daal su ma la ko mënoon a tënkal ci gàttal noonu la dem ci diiran ñu jàng ko 9 ans yi ñu ko jàng yëpp ci loolu lañ ci doon daj. comme Ousmane waxee jaar-jaar bi metti na jàng bi metti na mais loo mun rek dafay jeex Ousmane bëgg nañu xam bi nga jàngee métier bi ba pare fan nga jaar ak naka nga def ba indi sa propre entreprise yor ko ba ci gérer yeneen xale yi ñu ñëw nga leen di jàng. waaw soxna Ndeye bi ñu noppee ci jàng métier mi dañu nekk ci atelier bi ñu doon jàngee métier. konte naa ne war nañ fi toog ñaari at toog di ñawal patron bi ñu doon jàngal métier boobu it mandat yi xew yii boobu xewul woon boobu daa ngeen liggéey 6 mois ñu mandat leen si benn yoon tabaski mën nga jot ay mandat 1000 francs mooy mandat yu neex même man bi ma beroo di ñawal sama patron sama ay ñaw yi ma doon jot ci laa doon am sama xaalis mais même sama patron su ma doon mandat dama ko doon bàyyee yenn saa yi sax doon na dem ba di ma wax naan nit ñi dañuy wax dama lay exploité mais man maa ko doon gëmloo ne man nit ñi li ñuy wax xooluma ko man li ma bëgg laa doon ut
ci loolu ci laa nekk 2 ans yi ba mu jeex nag ma commencé en même temps ñu bokk man ak moom atelier bi bokkaat atelier bi jël beneen place parce que bi ñuy def loolu boobu ñu ngi woon seen kër du fay location bi ñu génnee kër gi nag dem luyee ji nag boobu la ñu bokk atelier bi di ñaw di fay location mais boobu fekk na it matériel jafe woon ma lool waaw mais ñuy jaayante ba machine yi njëkk jël dañ ko leb commencé ci loolu nag léegi ñuy cotiser di fay location ba foofu laa tàmbalee nag chaque événement ma dolli benn machine chaque événement ñu dolli benn machine ba ñu am lu xaw a tànne nag biñ ñëwee nga xam ne xajatuñu ci place bokkante bi parce que nit ku nekk bëgg nga lu yokk ci la ñu ko laaj ndigal ñu waxtaan ak moom ñoom ñu la ci la ñu dem nag dooru ubbi 18 safar tàmbalee ci ñaw kese maanaam di def coupe sur mesure di liggéeyal client kese bi ñu demee nag ba yàlla may ñu xalaat ñu ubbi ko école ci la ñu dem ba yaatal ko nag 18 safar nekk atelier de couture boo xam ne day def coupe sur mesure ci xeetu fànn ñaw yëpp nag la ñuy def amul bu ñu bàyyi mais nag en même temps nag ñu bëgg laa ci école di ci jàngal ay xale waaw ba instant bii ren mooy suñu 6e année ci école bi ci gàttal daal loolu mooy suñu carrière bu ñu commencé école de formation. macha allah li nga wax Ousmane bëgg nañu xam comme bu njëkk ni ngeen doon jàngee ñoom di ko tàbbi seen i patron yi leen wax loolu ngeen di def est-ce que xale yi ndax ñu ngi def. soxna Ndeye njàng mu njëkk ma ak léegi ni moom mënul a bokk sa xëy na jamono moo avancé moo tax léegi patron boo xam ne yàlla mënu la ci ak dégg ak xelu boo moytuwul sax doo mën a yor apprenti mais nag ñun yàlla defal nañu sutura ba am na lu ñu ci comprendre ñu ko jéem parce que xëy na ñun li ñu doon teg suñ ko bëggee teg apprenti yi léegi bu ñu liggéey ak kenn te comme bu boobaa li nga xam ne mooy nekk ci suñu dënn bu ñu ko mën a véhiculer à travers xale yi moo tax léegi dañ ko woyofal ba fekk ci xale yi mais nag taxul ñu fekk ci leen ci à 100% parce que su fekkee da nga bëgg a fekk xale ci li ñu bëgg dina yàqal xale bi yoo xam ne bu ëllëgee dina bëri lu mu ñàkk te yaa ko koy xañ moo tax dinañ defaale tarbiya en même temps ci métier bi mais nag du mën a mel comme démb donc 18 safar nag bu fekkee ci côté atelier bi moom am na tarbiya bu mat sëkk boo xam ne dina dëppoo ak jamono xëy na heure ya ñu daan liggéey comme ñun 8 heures bi ni ñu daan ñëw te duñu mandat ñu continuer di liggéey yooyu dina changé heure dina gën a naaj dinañuy jël tamit li ñu am di ko bokk ak xale yi dinañu nangu tamit comme ñun daawuñu nangu ngay indi say ñaw ci atelier bi ñun dinañ koy nangu mais tamit lu ci loo ci gis nga organisé ba dinañ ko def ba maanaam atelier bi du loru te xale bi tamit dinañ ci mën a for as tuut parce que léegi tamit xale bi bu demee ba am ñaar fukki at rek day naqaree utal dàll bu dee way juróom yére téléphone connexion am na yu bëri yoo xam ne foog xale bi di ko am bu ko defee patron bu déggu jamono rek mën naa am bu mën a yor xale yi moo tax foofu xam nañ ko woyofal ba du mel ni démb waaye dañ fexe ba mu dëppoo. doxalee ak événement su ñëwee noonu ngeen koy gérer bi programme yi xew des fois nga am ay ñaw xew wala cérémonie bu mën ci nekk naka ngay gérer bi liggéey boobu noonu ak sa client yi. ok soxna Ndeye loolu métti wu na parce que comme ni ma la ko waxee rek ñun bi jàngi ñëw tarbiya bi dafa métti moo tax léegi ñëw lu mu bari parce que ñun ñu ngi jàngee ñëw ci machine pédale dañu daan jalal ba tabulier bi jal bi maase yow te danga ko doon gérer kon léegi fekkee machine courant yi ñoo xew piqueuse yi nga xam ne boo ne salaamaaleykum 30 minutes ñoo pare du la jaar bon su ñëwee ci wàllu clientèle bi mooy client bi dafa am gëddam bon su jógee këram romb ay atelier yu bari li mu njëkk a jiital booy confiance bi ñu jënd touché yow rek nga doy ko ci amoo loo ko fay donc li nga ko mën a defal mooy delloo ko njukkal bi nag ni muy mën a amee benn mag dafa ma mos a wax ne sama doom seen métier mi ma ne ko mu ne ma ñaar rek ko yore loxo bu xor ak jub loxo bu xor nag ñi déggul olof mooy métier mu mokk métier mi nga mokkoo ko ba loo ci def ñu mën koo teg bët mën ko wane fu ne ñaareel bi mooy nga boole ko ak njub ba client bi boo ko nee ñëwal samedi bu àjjuma fekk ñëw bi pare na ba nga lemal ko su ñëwee nga jox ko boole ko tamit di wax ak moom ci teggin bu fekkee gestion clientèle bi noonu lañ ko gérer
bi ñu ko tàmbalee ba léegi suñu borom ñu fi defal sutura ba wax ne yàlla gis nañ ci suñu bopp bu baax client yi tamit ñoo ngi ci gis seen bopp kon nag bu dee wàllu client yi sant nañ ci bu baax. monde bi développé na foo nga xamante ni foogee wuñ ko fa woon sax parce que saa boo xëyee yaa ngi gis modèle boo xamante ni dafay génn da nga koy gis nit ki sol ko dafay rafet mais yow da lay jaaxal naka lañ def ba créer modèle bi ñu bëggoon a xam naka nga gisee mode bi léegi ak changement bu mu am ba nga xamante ni weesu na fi nga xamante ni toll woon na fa bëggoon nañu xam nga wax ñu naka nga gisee. waaw monde bi fi mu toll nii xëy na internet day door a am média bi bari nit ñi door koo xam mais monde yàgg na sax avancé yàgg na développé mais léegi ne dafa gën a yomb nga xam ne modèle bi bu génnee léegi balaa 2 minutes mu wër àdduna loolu nag macha allah dina gën a yombal liggéey bi waaye tamit dina tax ki nga xam ne moo tànn métier bi ni man tailleur laa ñu gën a góorgóorlu ne man ñii kat kon comme léegi xereñ xew na foog man nit ma góorgóorlu ba gën a xereñ donc foofu la monde bi toll fi mu ne ku mënti nekk fi mu ne saa yi foog nga gën a jël sa loxo gën koy yokk li nga doon def gën a yokk ci côté modèle gën a yokk ci stylisme wax bi gën a set ñoo bi moo toll foofu bon bénéfice bi ñu ci am léegi nag ñun mooy fi mu nekk nii tey jii boo amee sa téléphone sa connexion sax bu fekkee yow sa xel tey jii màcc na su la neexee nga dugg ci internet bi léegi jël fa dara boolee ak li nga yor soo ko boolee muy modèle te bu njëkk xëy na loolu amul création ci sa bopp kese moo amoon waaw léegi nag modèle bi moom mën nga sax dugg internet fekk nit ku def dara parce que léegi ñaw léeg-léeg gis benn ñaw sax nga foog ne création bu bees la fekk bi ñu ko ñawee loolu modèle boobu ak léegi yow boobu judduwoo sax par rapport ak ñi xam ñaw tuuti xaw ci yàgg ñun fi mu nekk nii léeg-léeg benn modèle génn ñu tuddee ko nit fekk modèle boobu ñun ba ñu ko ñawee boobu ñun ay gone la donc mode bi moo toll foofu parce que internet bi moo média bi tout ça xew na mais nag nañ ci gën a góorgóorlu ñu yokk ko bu baax a baax parce que mode bi fi mu toll nii métier jëkkante la parce que gars yi dañu mën a ñaw te macha allah foofu daal xam naa ne loolu mu laa ci doon wax ñu gën a góorgóorlu gën a yokk loxo bi parce que ku ci nekk war nga fexe ba àgg foo xamante ne nit ñi sax fooguñu fa loxo woon yaa fa yóbbu sa bopp na bàyyi. bëggoon nañ xam ndax yéen a ngi am ñu leen si dimbali di leen si fekk si bëggoon nañ si xam leeralal bi si ok soxna Ndeye laaj nga question bu ma neex te am solo lool mode bi fii ci Mbour gars yi ñu ngi góorgóorlu gis nga am na lu bëri loo xam ne nit ñi xamuñu ko ci mode bi gis nga fi mu ne boo demee capital Dakar ña fa nekk di ñaw ci région bi lu jóge ñoom la ñuy jël di dem foofu di ñaw ñëw yi nga gis ñuy ñaw muy ñaw yu rafet waa Dakar ñaw ñu ngi jóge ci département ak région mais dañuy dem ba xëy na dañuy gis seen bopp ci biir département bi ñu war a jóge fii dem Dakar wala ñu dem fenn donc suñ gisoon seen bopp fii ci Mbour kon instant bi mode bi biir Mbour dépassé na fii parce que gars yi ñu ngi góorgóorlu ñu jàngi métier bi ñu ngi góorgóorlu ñu bay atelier ñu ngi góorgóorlu def ay création mais xam nga tey jii ki la jox ñaw indi benn robe jox la tissu jël 35000 francs jox la di nga mën a aisé wu ñawal ko ni nga ko bëggee mais ki nga xam ne dafa indi ñawam bi di la koy ñawloo te 10 000 francs la am du yem ak ñaw bëri nga xam ne tey jii boo ko ñawee moom kese mën na la gérer sa journée kon di obligé moo tax muy demee noonu mais Mbour gars yi ñu ngi ñaw bu baax a baax a baax a baax mais moyens yi nga xam ne moom la ñu waroon a jël par rapport ak ji boo demee tey capital da gis koo xam ne nañ ko atelier am koo xamante ne nekkul sax ci état mais ñu ci koñ bi rek xam ko ñëw fekk ko ci atelier financé ko dolli ko ay machine defal ko atelier bu rafet karole ko tal ko ay vitrine tal ko ay mannequin atelier bi ñëw présentable xam nga kooku da koy yokk courage mais fii problème bi nga njëkk am mooy sax ñu fay la mu mat su fekkee ñi nga xam ne ñoo nekk ci côté état bi tamit jàppale bi des bu baax a baax a baax a baax a baax su nekk nii tey jii ñu ngi defoon xaw ma DER bi la bi ñu doon wax ne gars yi 150 000 bi ñu doon jël jox ko tayee wala ñu jox ko beneen métier man boobu xëy na du ma ko ñàkk a rafetlu parce que même bu dee am gërëm la baax na mais du woon foofu man gisee moo ko noonu te it loolu man dama koy dégg muy riir man ak sama morom yu bari mais am na fu bari fu mu àggoon mais côté état nit ki gisuma woon nga ñëw jox ko xaalis bi mais li ma doon gis mooy kii da nga bëgg moom mu développé
ñëw nga ci atelier bi li mu manqué ci comme matériel loolu nga koy utal mu teg ko ci atelier bi bu ko defee moom mais boo ko joxee 150 millions ba am ñu àgg këram sax bu nga lekk mais li gënoon ci état bi ci jàppale bi daal des na bon moyen daal moo des fii côté Mbour ci monde bi mais su fekkee xalaat bi gars yi di xalaat rek ci liggéey bi macha allah gars yi ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax. est-ce que yéen a ngi def benn effort bu nga xamante ni pour que état bi mën leen a ràññee ba mën leen jàppale ci loolu noonu est-ce que yéen a ci dox wala. waaw effectivement ñu ngi def ay effort parce que ay effort mooy ñu ngi def ay association ñu ngi former ay GIE am na fédération départementale am na fii association boo xamante ne c'est national yoo xamante ne ñu ngi def ay effort tey jii man association bi mu bokk ah am na ay kii tout ça am na lépp mais li gën a sax grave mooy fi mu toll nii yow da ngay dem pour am carte professionnelle nga dem déposer ko mu def 2 ans avec ça état wax ne dafa bëgg a jàppale artisan wala leneen yow sa carte bi rek mu war a génn benn 15 jours sa carte doo koy déposer mu def 2 ans yow bu la ci tukki bettee ci diggante bi nga war a dem wala nga am sa marchandise boo xam ne jël nga ko war ko écouler te ji nga gisoon benn foire boo xamante ne mën nga ci def sa xaalis mu nekk feneen Congo wala Burkina wala fekkee joti woo Europe sax ci biir Afrique nga bëgg fa dem amoo carte professionnelle fekk déposé nga ko 2 ans ñu ngi def le tout pour état reconnaître bi ñu ngi dem ci mairie bi dem préfecture déjà via kii bi rek tawat ji fi nekk nii ñoo ni jeexagul muy Covid 19 bi ah tailleur yi fooy flamme lañ ci def ay milliers de masques lañ jël maye ko ñu bëgg ci préfecture yi ñu bëgg ci pour bëgg ñu reconnaître ñun wan nañ ñun ñii kat ay citoyens la ñoo xam ne ñu ngi jàpp ci réew mi lu nekk def nañ ko ah mais ñoom li ñu bëgg mooy ngay daw ci seen ginnaaw suñ ñëwee bu demee ba soxla la nag mën nañu ñëw jéem a ñëw ci yow quelque temps mais su jàllee après jàll mais li gënoon a am solo daal mooy ñoom ñun ñu leen juddoo ñoom ñu jubluñu parce que ñun li ñuy defar ci nit amul benn artisan li muy former ci nit li mu jëriñ Sénégal amul benn secteur bu koy former ci nit waaw li mu jëriñ réew mi kenn jëriñu ko parce que artisan boo gis mu ngi ñetti facture wala 4 atelier am dina am 2 këram am 2 bu boole yëpp di fay ñun li ñuy jëriñ réew mi kenn jëriñ ko réew mais état moom war nañu tallal loxo jàppale ñu état moom ñu ngi def effort bu baax parce que def effort mënu passé nga bu am sa association ah boo xam ne am na récépissé yaa ngi dégg dem préfecture dem mairie tout ça police lu nekk déposer say carte professionnelle mënoo cee jot ñenn ñi jot par benn loolu nga mën a def waaw ubbi sa atelier ñu lay gis loolu nga mën a def. léegi yow suñu déggee si say biir wax mooy que ni li ngeen war a def yëpp pour ñu jàppale leen def ngeen ko li ngeen si war a dox wax ngeen ko bay ngeen ci seen waar yëpp pour ñu jàppale leen mais ku leen jàppale ngeen gisoo ko ku leen fekk ci li ngeen bëgg. loolu lañ gisagul waaw selon ni ñu ko bëggee parce que ñoom li ñu bëgg mooy xëy na ñu xaar ba élection jot nga am sa benn cérémonie xëy na parrainé leen ko ñu ñëw jël fa kàddu def seen ay liggéey suñu fa jógee France daal di fi te dañu waroon fekk suñu terrain bi ñu xam suñu ay soxla parce que ñu ngi dund location yi cher yaa ngi dégg ñu ngi koy dund ñu ngi dund courant bu cher ñu ngi koy dund ñu ngi dund ay ñaaw yoo xam ne nekk suñu atelier yi 2 ans seen borom di ko jël si ñu koy dund jafe-jafe yooyu yëpp xam nga mais loolu état moo ñu ko mën a régler parce que ñun mënuñu ko régler suñu bopp wala tamit ay formation yoo xam ne dañuy ñëw dajale gars yi ñu jéem a xool nan la ñu def ñu def leen su fekkee ñun li ñu def doyul ñu wax ne doon leen ni doon ci li nga laaj mën nañ ci yokkat yu bari parce que boo xoolee tey jii ki nga xam ne mooy tailleur bi jàng métier exemple 10 ans dana ubbi atelier bi bu mu ubbi atelier bi bu demee mu jël place bi ñu ko place bi yaa ngi war a fay 60 000 francs léegi dèjà amagul fi mu dëkk ñu ne ko fi nga dëkk tey jii yaa ngi war a fay 60 000 francs exemple muy yi gën a yomb muy 120 000 courant ñëwagul ndox ñëwagul entretien matériel am ñëwagul transport am ñëwagul crédit ñëwagul nga xam ne boo ko calculé day nekk xaalis bu bari ci weer bi te yow fi mu ne nii client bi nga xam ne mooy ñëw di ko indi ñëw yi fii ci département yi somme yi demeewul noonu donc tey jii boo demee tey jii ci yeneen secteurs yi am na ay indemnité de logement am na ay transport
yéen ñu ngi leen jox carburant te boo ko xoolee ba ci biir ñun li ñuy jëriñ ñun réew mi ñooñu jëriñu ko réew parce que fi ne tey jii boo demee ci école bi xale boo fa dugal su demee ba exemple CM2 soo defee entrée en sixième ñu segg xale yi ñi nga xam ne amuñu su fekkee dañu aase mënuñu defaat ñenn ñi dañ leen di dàq su fekkee am na ñoo xam ne seen parents yi amuñu moyen fu ñu mujj dañuy dem taxawaal yi ñooñu ñëpp ñun ñoo leen di récupérer waat boole leen ci société bi fexe ba kooku tey jii nga def ko benn nit koo xamante ne élève bi nga yaakaaroon ne sax mooy élève bu baax bi bàyyi ko ci école ba mu nekk koo xam ne ëllëg kooku xale boobu dem na ba di ko dimbali ëpp ko njëriñ ci société bi kooku tey jii ku ko gën a nit jar a jàppale amul fii ci Sénégal donc nag ñun li ñu bëggoon mooy état ñëw fekk si ñu parce que ñun ay doomu réew mi la ñu ngi def ñun sàcc ñu maanaam doxuñu taxawaalu ji duñu grève duñu def dara lu dul suñu liggéeyee nga war ñoo fay ñu koy laaj loolu la ñuy def mais nañu ñëw regroupé ñu seet li nga xam ne mënal nañ ñu ko waroon nañu dem ba tey jii artisan yi tey jii ñu seet benn àll ñu dagg ko def ko ay parcelles sax jox ko artisan yi ñu moom ko comme ni ñu koy defalee ñeneen ñi wala ñu may leen sax kii ñu mën a dem ci banque bi état ñëw seet li mu man ci jàppale leen mu ne ko kat maa la jàppale lii ñu jël ko ñu mën a am kër boo xam ne ni fa dëkk nga xam ne tey jii location kër kon daf lay wàcc nga ñëw di fay location atelier mais fi nekkee da ngay dem ba yow da ngay ubbi sa atelier weer bi dee borom kër gi taxaw du la may dara Senelec ñëw commercial ngay am ñëw du la may dara borom kër ga nga dëkk ñëw du la may dara nga war a boole yu yëpp war ko fay donc da ngay def 1 mois 2 mois 3 mois affaire bi day dem ba da lay étouffé nooy mujjee def tëj atelier ba dem di embauché ji nga embauché ji ñu fay la salaire boo xam ne mënu la yor yow sa borom kër da ngay dem ba yow sax boo gorewul mën nga laal leneen kon donc état bi dafa ñu war a mën a regroupé seet bu ñu mën a jàppale artisans yi parce que artisans yi sonn nañu trop amuñu ay atelier su ne marché yi sax suñu ko daggee dañuy jël seen benn bailleur mu jël ko di ñu ko luyewaat te ñun ñu doomu réew mi moom dëkk bi keneen jóge fa yor xaalisam ñu jaay ko suuf si kooku tabax ko jëlaat place yi di ñu ko luye pourquoi du ñu jël place bi dagg ko ay place def ko ay étage yu baax ne léegi yow comme doomu réew mi boo ñëwee léegi fin du mois fayal mairie 3000 francs bu ko defee loolu dina la mën a wàññi 60 000 la nga doon fay bu ko defee dina mën boo koy épargne bu yàggee di nga mën a am sa kër boo def mais dafa cher dafa métti si ñun te état daf ñu woon ginnaaw man daal encore une fois maa ngi woo état bi mu xool yi nga xam ne ñoo ëpp njëriñ ci réew mi muy artisan yi mu taaleel loxo seet nu mu leen ubbilee tey jii fi nekk nii ku ci dem ba retraité fooy mujj am na ñoo xam ne ñu ngi dugg ci atelier yi bu événement jotee ñuy ñaan ñuy jëndee xar parce que amuñu retraite am na ñoo xam ne bu ñu amee ordonnance duñ ko mën a jënd am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne du jeex loolu yëpp nag dañu ñun kenn dañoo tegul loxo daal dañ lay bàyyi nga rampel sa bopp sooy daanu ñu bàyyi la nga xelef fi daanu kon nag ñu talal loxo état bu baax a moom mooy sunu ndey mooy sunu baay moo mën a jàpp ci réew mi dox ci ñun bokk nañ ci ñuy développé ba réew mi bokk ci les premiers waaw desuñu ginnaaw kon nag ñu ngi talal loxo état bu baax mu ñëw jàppale ñu ci gàttal daal xam naa ne foofu lañ mën a ñëw ni ñu ci bëgg a wax si yëpp xaju ci mais comme émission bi benn heure bu gàtt la ñu borosé ci loolu rek ci loolu bu jógee si wàllu classe bi ñu jëm si wàllu école bi parce que gis nañ ne yoon nga école yoon nga classe ñu bëggoon xam élèves fay jàng si naka ngay dundee ak ñoom ak école bi naka lay demee nga yor ay xale yóbbu bëgg def si ñoom li nga xamante ni sa patron yow defoon na ko si yow bëgg ko jël def ko si ñoom ñu bëggoon xam liggéey bi naka lay demee foofu. waaw kay soxna Ndeye foofu tamit lu am solo la parce que école de formation yi dañu bari trop fi mu toll nii ci réew mi gaa ngi ciy liggéey bu baax a baax ñu ngi jàngal xale yi mais 18 safar boo gisee ñu ubbi école bi buñ koy door a ubbi sax ubbi wuñ ko woon xëy na ngir uti xaalis mais dañ doon gis ne da nga gis koo xam ne da daan def formation ba pare ba jot diplôme am su ñëwee sa atelier ne damaa bëgg a ñëw mottali sa métier sa atelier parce que man jàng naa métier ba jot naa sama diplôme mën naa dagg mën naa ñëw mais dama bëgg a ñëw jàng si gestion wala et cetera ñëw su ñëwee nga ne ko bisimilah su ñëwee nga dagg musóor sa jox ko ne ko ombal su toogee ci machine bi mu mën a omb musóor bu baax waxuma laa mën a ñëw moom ci la ñu ne nag
nii comme demee ne nii ñun ñi nga xam ne ñoom moom métier bi jàng ko dëkk ci ay coono yu metti kon est-ce que bu ñu jëlal suñu bopp yëf yi ubbi école seet méthode bi nga xam ne moo baax ñu koy jàngalee parce que loolu mooy solo si bi ñu defee loolu tamit ñu ngi gis différence bi parce que ñi nga xam ne ñoo yor école yu baax yi di ci jàngale instant yii nii gars yi ñu ngi koy commencé xam parce que wala fi dañuy wax ne ku wax feeñ am na ñoo xam ne bu ñu génnee rek boo ñëwee fekk si leen di nga xam ne ñii nii li ñuy def lu wér la ñun nag suñu école am benn différence tuuti ak beneen école bi nga xam ne moom la fi tubaab bi indi woon parce que tamit dañuy seetlu ne tubaab bi mu fi ñëwee daf ñu doon suñu xam-xamu boppam bu ñëwee daf ñu doon jàngal ay tenue boppam ñu gis ne xale bu ko jàngee ba pare nag su ñëwee ubbi atelier bi ñu fii Sénégal li gën a bari ci li ñuy ñawlu mooy xëy na comme lii nga sol nii marinière bu rafet bii nga sol def sa jikko macha allah te tubaab bi bu ñëwee du ñu ko jàngal ñun nag ñun ñuy njëkk jël li nga xam ne moom lañ soxla ci réew mi ñu koy njëkk jàngal xale yi ba pare dinañ ko jàngal bien levé comme ñi ñu ko jàngale noonu lañ la koy jàngale créer ak centimètre règle ñun du ñu utiliser sax patron dañu ñëw fa fexe xam-xam yi ñu dugal ko ci sa bopp naam dina métti nag parce que tey jii ki am patron bi di ko jàngale muy gën a yomb ci kiy jàngale mais fekkee yow da nga bëgg a jàngale sans patron nga expliqué ko ci technique yi nga xamante ne moom nga ko moom nga utilisé ba dagg ko ba fexe ba xale bi mën ko di nga ko dimbale parce que patron day mel ni tey jii ngeen baal ma ci kàddu gi silmaxa bi jéggi ak xale bi ko téye di ko jéggi patron bi mooy xale bi ko téye di ko jéggi léegi saa yu perte xale bi bu demee te téyewul ci yàpp yi jéggil ko xale bi demee sinon mën na am jafe-jafe jéggi patron bi tam noonu la mel ci ñaw bi kon fekkee kooku saa yu dajj day jël benn patron teg ko wala xëy na perroquet wala lu mel noonu ñu ne ñu jël loolu teg ko nële jël suñu xam-xamu bopp jàng ci xale bi mu mën a jël cré centimètre règle tracé ci li mu bëgg dagg ci li mu bëgg ñëw ñu jóg ko jàng li nga xam ne moom la ñuy sol fii nii ci Sénégal marinière taille basse ndoket bon jàngal ko yëre góor jàngal la caaya jàngal la xaftaan moom ba bàyyi laat ñu jàngal la ko loolu la jàng na ñuy tubaab bi nga xamante ne tey jii bu ñëwee nit ki ñëwee jox la tenue soirée ñu mën ko jàngal ñëwal mu rafet ñu mu jël loolu donc ñuy njëkk nag li nga xam ne moom la ñu gën a soxla fii Sénégal méthode boobu la ñuy jël ñu commencé ko am ñu ciy waxtaanal xëy na bu ñu nee ba dugg ci biir dinañ ci kii parce que bi ñu ko tàmbalee ku ci mel ni Amadou Tongaan ni moom chaîne bii nga ñu présenté tey waxtaan nañ ci ak moom fekk moom yoroon na école at yu bëri ñu ci bëri mu waxtaan ci ak moom ci laabiram ñu jël loolu bi ñu ko jëfee tamit gisuñu ci tànki ginnaaw tànki kanam lañ ciy gis ñu profité ci def ko ci santaale bu baax a baax loolu fàttewuñ ko wax dëgg yàlla loolu ñu koy liggéey ba tey jii daal defal suñu bopp bu baax a baax macha allah ba instant bi mooy sixième année mais xale yi ñu jàngal yëpp ñu ngi gis ne ku ci jóge ci école bi boo demee ñaw ngay def nga gis sa bopp. mu demee noo ko waajalee ak fin bi bilan bi naka la tëddee événement bi bëgg nañ ci xam tuuti nga xamal ci. waaw macha allah soxna Ndeye événement bi def nañ ko jàll na macha allah parce que ñu ko defoon le 11 passé. ñu ko defoon le 11 décembre le 11 décembre nañ ko def gis nañ ci suñu bopp bu baax parce que xëy na 6 ans yi ñu def yëpp dañoo def chaque année remise de diplôme bi dañu koy def ci benn milieu def remise bi jox xale seen ay diplôme ñu dem bon tamit xëy na Covid 19 bi tamit tax ba ñaari at yi tey yëpp ñu kii woon xëy na ma ciy remercier waat tamit Amadou comme ni ma ko waxee ci tàmbali bi rek moom ma yàgg di wax ne Ousmane defal défilé donc bi ñu ko defee ren it gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax parce que di yomb première édition jàlle noonu xale yi ñëw nañu ma leen di remercier waat bu baax a baax parce que jaayante nañ ñëw ay ñëw yoo xamante ne sincèrement boo ñëwee da nga xam ne ñii nii dañu liggéey waaw vidéo yi ñi ko seetaan ñëpp dañu apprécier ñëw lu rafet ñu teel a ñëw affaire bi teel a tàmbali teel a jeex ñëpp kontaan bon ñu déroulé ko ci anam bu rafet daal macha allah rabbi bi ñuy ñëwee comme ren dañu defoon 42 tenues rek lañ ñëwoon pour présenter ko finalement 2 tenues yi sax ki ko waroon a ñëw kenn ki def amul dëj ñu ñaanal ki mu gaañoo leen na ko yàlla yërëm
2 tenues yooyu manqué ñu mujjee présenté 40 tenues rek mais sincèrement 40 tenues yëpp macha allah def nañ ko réussir nañ nit ñi ñëw nañ à marche te it xëy na côté finance tamit ni ñu ko foogee woon dina méttee noonu mu waaye jàpp nañ ci ba mu woyof toy macha allah rabbi wax dëgg yàlla def nañ moom gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax a baax a baax parce que li ci gënoon a am importance mooy liñ bëggoon a véhiculer mooy école bi ndax ñu ngi liggéey wala liggéeyuñu loolu moo ci gënoon am importance te ñi fa ñëwoon ñëpp gis li xale yi présenté sincèrement kawe na jot parce que di nga dem défilé boo xamante ne sax ay patron yu yor seen atelier ñoo ko yor li mag ñi li ñuy présenté lu dàq la xale yi présenté korom vidéo yi ñu ngi fii ñii ñu koy seetaan kon nag loolu lañ ko bëgg woon pour wax ni ñun woote wuñu école bi rek ngir di naxaale di lekk xaalis ñun dañuy woote école toog di jàngal xale yi mais suñu defee ni parents yi dinañ xam ne kat kii nii kat li mu doon wax dëgg la ci moom waaw parce que ñun bëgguñu xale yu bari yi ñëw ko te amul benn qualité ñun dañoo bëgg xale yi bu ñu ñëw tamit qualité am ku fa ñëw sax mu wóor na ne yow yi ñëw ngir jàng si dañu ne teel a libéré ñu des ak ñi nga xam ne bëgg nañu jàng waaw moo taxoon ñu def défilé bi ci ci santal bu wax tamit Amadou parce que moo mën a wul defal défilé ma def ko gis yi réussir bi macha allah. événement bi comme ni nga ko waxee jàll na si jàmm ak salaam ni nga ko bëggee woon am na xale yi ñëw nañ fa def nañ fa liggéey bu rafet boo xamante ne ñëpp ñu ngi koy toog di ko waxtaane te loolu lépp ci yow la bu nekkul woon yow tamit kon su fekkoon que ni am na lu ñu bëggoon a wax lu bëggoon jàllale te laaj na lay li nga xam ne bëggoon naa ko jàllale te waxtaan bi àggu ci de mooy di woo suñu mbokku tailleur yi rek ñu gën a taxaw ci suñu atelier yi nga xam ne fa la ñu recevoir clients yi ñu gën ci góorgóorlu ba mu gën a dëppoo ak jamono gën ko méngale ak jamono parce que xëy na boo gisee tamit nit ñuy xeebe alors que dañuy wax ne bukki bu dabee waxambaane rek ci doxin wala xëy na nit ñi dana fekk na mu la fekkee moo tax mu lay xeeb ñu gën ko moderniser parce que yenn saa yi da ngay génn fii dem ci capital fekk atelier boo xamante ne lañ fa def ci ay millions bëri na lool xëy na yow mënu koo loolu mais nag nga jéem te ndax te boo duggee ci atelier bi yenn saa yi da ngay xam ka fa nekk di fa ñaw xëy na bokk ngeen fu ngeen nekk xamoon nga ko xam ay qualité moom mu xam sa ay qualité mais fa nga ko fekk te ji la muy laal ci xaalis yow mi nekk fii ci région bi wala ci département mënoo ko laal war ngaa xam lan moo tax kon nañ jënd jóg ku ci nekk la nga am bari ko si néew ku jëm ko def ci barab bi nga nekk ba mu gën a moderniser di ci woo sama bopp di ci woo képp kuy tayal la ca toftale mooy ñu fexe ñu nit ànd parce que tamit maanaam réeroo bee pëccëxoo bi fi mu toll nii daf ñu gën a yóbbaale nañu fexe ba ñun ñëpp ñu lëkkaloo ci benn buum di xàccandoo di dóorandoo ki nga xamante ne jege na morom mi dina ko mën a wax li nekk ci xelam kooku wax ko li nekk ci xelam bu ñu boolee yëpp danañ mën a nas ba mu dëgër mais nag tasaaroo bi moo tax fi mu toll nii yenn saa yi état sax bu ñu faale mais bu ñu boole woon tey jii bu ñu leer ñu ni ñii nii kat tey jii suñ jógee taxaw ñëpp dinañ leen dégg kon dinañu gën a mën a jàpp mais nag réeroo bi ak jaayante affaire bi ku ci nekk di wane ne maa la dàq ñëw wala xëy na maa la gën a rafetu atelier ñun loolu moo ñu réeral nañu fexe ñun dajaloo bokk benn taabal boo xamante ne tey jii lu mu gàtt gàtt def na ñaari téeméeri tailleur yoo xam ne ñoo bokk lu ñu bëgg bokk benn carte membre moo xam fédération lay nekk moo xam lépp lu mënti doon ah ñu bokk benn carte membre boo xamante ne ñoo bokk benn carte bi ñuy wax loolu maa ngi ciy woo sama bokk tailleur di woo na xale yi ñu jàng métier mi parce que jàngoo tari am na ñu ko yàlla may mais bariwul foo ko gis exception la nañ jàng métier mi jox ko àq bi mu war a am boo léegi métier mi bu desee seen loxo ñu bañ a mujjee puso bi mu réer mais xale bi nag xale yi ni ñu jàngi métier mi léegi des na nañ ci gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax te li ñu bëggoon a wax yëpp xaju ci mais loolu daal ñu ngi leen ciy woo te ñu gën a nàmmaat xel yi ci côté mode bi waaw teg suñu bët yi fu sori waaw fu mu sori xëy na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon wax ne da ngeen jàng xam-xam donte da ngeen di dem ba Chine kon ba mu leen di wax loolu xam-xamu diine taxul woon ndax bu doon xam-xamu diine foofu la diine juddoo Màkka rañaane fa dem Medina kon foofu lay yem mais bu mu leen wax ne dem leen ba Chine kon xëy na yeneen xeetu xam-xam moo taxul muy wax kon nag xam-xam du doy bu wax ne xam-xam bi italien bi moo ko moom du ma ko soxla américain bi moo ko moom bu mu mënti doon jël ko nga utiliser ko kon nag foofu ñu ngi koy wax gars yi ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax te wàññi nelaw yi ñuy xalaat bu baax mode bi gën a mën a jëm kanam loolu laa bëggoon nañu koo wax incha allah. émission bi jeex na kontaan nañ si dalal bi nga ñu dalal
émission bi heure bi ñu mayoon jeex na léegi looy tàggoo say mbokk ak say xarit ak say am di jàmm ñu lay seetaan. non jërëjëf soxna Fatou tàggoo bi dafa naa sant rek sant waa réew mi yëpp sant waa Mbour waaye di leen beral sant ndax déplacement bi ngeen déplacé ñu fekk suñu jox ñu temps bu doy ñu mën a wax li nga xam ne moom lañ bëggoon a wax te amul fu ñu ko waxee ñun xajal bi ba ñu mën ko wax ñu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal suñu borom kattan na leen ba fépp fu ñu dégg ab télé moo xam chaîne bu mënti doon lu mu kawe suñu borom moo jox ñooña la mu yor te dayewu ko dara am bu muy joxe la rek yal na leen ci jox ba ngeen ba sëkk ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax waaye tamit ñu ngi sant suñu ay mbokki bopp ñu suñu mbokki deret ñuy mbokki pas-pas di sant sama ay soxna yu nekk ci kër gi di la ñaanal lépp lu am ci kër gi nag suñu borom barkeel ko waaye nag di tëjee ki nga xam ne nag moo def ci ñun métier bi suñu borom jaarale ko muy américain ñu ngi koy ñaanal suñu borom kawel ko kawel njabootam ak képp koo xamante ne ñu ngi yaakaar pusoog ciseau ci barke Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. SMTV kontaan nañu ci dalal Ousmane Ngom borom Djiby Safar ñu leen di jox beneen dig daje si beneen ak beneen daanaka ci seen émission secret de la mode ñu leen di jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay.